seeni mbokk ak seeni njaboot dañu tàmm di leen yónnee xaalis. application TapTap Send mooy solution bi lu ko dalee Europe ba fii nga yónnee xaalis frais fixe yi €1 dong la fii ci Sénégal ngeen jot xaalis bi directement ci seen kalpe Orange Money te doo fay benn frais ci retrait bi ak TapTap Send soxlaatul kenn di déplacé wu seeni mbokk dañ leen di yónnee xaalis depuis France Italie Espagne Allemagne Hollande Belgique tëdd ci seen canapé jël seen téléphone ak application TapTap Send yónnee leen xaalis bi ngeen jot ko ci seen kalpe Orange Money jërëjëf TapTap Send. soo téléchargé application bii di TapTap Send dinañ la may €10 ak code promo Lutte TV. mbokk yi ñuy teewlu à chaque fois ci luttetv.com ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax ku ci nekk ci turam ak ci santam tey mercredi 16 juin 2021 ñu ñëwaat ak yéen ci yéenekaay ma ci ànd ak Amina Ndiaye la Thiessoise maa ngi lay siyaare. ziar naa la Omar di ziar képp ku ñu suivre saa su nekk sur luttetv.com te di leen dalaatal jàmm ci xibaaru revue de presse. am na solo journal bu les arènes la ñu koy daal di ubbee mu daal di fësal ci xëtam gu njëkk Amina Ndiaye le troisième tigre de Fass Gris Bordeaux le président des lutteurs en activité mu yëkkati ay kàddoom Amina Ndiaye ci li nga xamante ne moom moo xewoon keroog ci face to face bi waroon dox ci diggante Boy Niang numéro 2 ak Tapha Tine ni mu demee ak ni nga xamante ni noonu la amee ay violence waaye nag Amina moom kenn rek la dut baaraam moom mooy le promoteur Pape Thialis comme ni ko Tapha Tine duute woon baaraam. comme ni nga ko waxee rek le troisième tigre de Fass am na entretien bu yaatoo yaatu ak journalu les arènes ginnaaw loolee nag daal dina ci wax ci point yu bari ba ca jiitu mooy li nga xamante ni moo xewoon ci diggante Tapha Tine ak Boy Niang 2 mu nekkoon face to face boo xamante ni dafa raté àndoon ak violence bu kenn mënul woon a dékku jàpp ne ni daal li xewoon foofu c'est inadmissible waaye duutul baaraamu tuuma kenn ku dul promoteur bi ndax promoteur bi nga xamante ni moo signé contrat ak ñoom ñaar ñëpp moom moo waroon a xam ni muy doxalee rawatina tamit ci li nga xamante ni moom moo di wàllum sécurité bi waroon na cee mën a taxaw bu baax a baax ndax diggante Modou Lo Ama Baldé li xewoon lekk exemple la pour ñu mën a xam tey jii kuy tëgg face to face naka nga koy doxalee waaye yemul foofu beneen point bi nga xamante ni développé na ko moom Gris Bordeaux mooy que ni dafa bëgg concentré bu baax a baax miser li nga xamante ni moom moo di lutte simple bi ndax bari na ñoo xamante ni dañoo nekk ci lutte avec frappe bi dañuy faral di minimiser bu baax a baax lii di lutte simple bi te jàpp na ne di ko décentraliser tamit ci yeneen région yi nekk na lu baax ndax ku ci nekk tey ji buñ la fekkee fi nga xamante ni moom ma ji sa fief indil la fa combat tëggal la ko fa ci ngay gën a am mbooloo ndax tey ji Omar Diop mu dëkk ñaari tali buñ ko tëggalee combat ba nekk ñaari tali waa ñaari tali ñëppay génn mais Omar Diop mënul jóge ñaari tali chaque jour di dem ba Tivaouane di bëre ji mbooloo mi koy topp di bari te bëgg na leen a jàppale bu baax a baax waaye yemul foofu Omar. yemul foofu Amina Ndiaye laaj nañu ko ci diggante Bira Sène ak ki nga xamante ni moom moo fi nekkoon le président du CNG Alioune Sarr ndax ñoom ñaar am na différence mu ne waaw axankay am na différence bu yaatoo yaatu. waaw wax na li nga xamante ni moom moo di différence bi jàpp na ni kii nii di Bira Sène moom dafa nekk un homme ouvert d'esprit comme niñ ko titré ci biir journal bi un homme ouvert d'esprit bi nga xamante ni fu waay mënti jóge ak loo mënti doon ak noo mënti mel ak position boo mënti am ci làmb boo dikkee di ko wax li nga xamante ni moom moo di sa jafe-jafe ci làmb da lay déglu bu ko mënee saafara mu saafaraal ko maanaam daal day prêter attention day prêter li nga xamante ni moom moo di ay noppam mbëri promoteurs yi ak ñeneen ak ñeneen ñuy wax li nga xamante ni moom la ñuy xaare ni ci làmb différence boobu nag la am ak ki nga xamante ni moom moo di Alioune Sarr jàpp na ni Alioune Sarr dafa nekkoon président boo xamante ni dafa inaccessible jot ci moom yombul pour nga mën a toog ak moom sax wax yombul non seulement waaye sax dala daawul déglu ba xam làmb lan la soxla ak lan la soxawul donc daal différence baa ngi noonu Bira Sène dina leen déglu Aliou Sarr daawu leen déglu. am na solo Amina Ndiaye waaye ginnaaw ba Gris Bordeaux ne toor bi yëpp da koy teg le promoteur Pape Thialis journal bi daal dinay fësal nag le promoteur Pape Thialis ndaxte moom nag Amina nee na amul ku mën a wax moom ba Tapha Tine duñ ko sanctionné le fait que mu buddee signature bi dem yoonam. waaw dafa persister signé waat bu baax a baax ci li nga xamante ni moom moo di kaawu Tapha Tine te face to face boo raté boobee ndax jàpp na ni dañoo signé contrat boo xamante ni dafa am yu nekk ci biir donc Tapha Tine amul droit benn yoon di def lu nu mel alors que mu lire contrat bi moom ak ki nga xamante ni moom moo di manager am ba daal di koy signé sanction bi nag nekk loo xamante ni da koy daal di divulguer ci li nga xamante ni moom moo di journaux yi ñëpp daal di koy gis waaye moom xam na moom Pape Thialis xam na sanction bi dina tomber te dina dal ci ki nga xamante ni moo di kaw Tapha Tine yamul foofu nee na dans les plus brefs délais dina organiser waat li nga xamante ni moom moo di face to face bi date bi ak lieu bi nag waxagu ko waaye li wër te wóor mooy que ni ñoom ñaar dinañu dajawaat te daje boo xamante ni dina am sécurité la.
ak lu mën a xew Amina Ndiaye yaakaar naa ne lu mel noonu moom bu amee c'est bien normal mbër mi génn dem yoonam parce que nag bu demee dina wàññi tension bi bu demee dootul bëri coow te dootul métteeti te noonu mu def sax Amina moom moo xaw a sax wàññi tension bi. ba tey ci journal bu les arènes Amina mu daal di ñëw ak ñun nag ci choc bi nga xamante ne ni moom moo war a am ci week-end bi diggante Franc la ak Tyson numéro 2 waaye nag journal bi dafa ñëw Amina Ndiaye ci Franc am benn jàngat boo xamante ne ni jàngat ba am solo la mu am ñeenti affaire yoo xamante ne ni mi ngi xaar Franc ci bés boobu. comme ni nga ko waxee rek diggante Franc ak ki nga xamante ni moo di Tyson 2 nekk na combat boo xamante ne nag ñëpp a koy xaarandi combat bu mag la combat bu nar a neex la combat bu nar a am nu mu mel la waaye nee nañu Franc nag bu moytuwul 4 pièces yi ci la nar a nekk bu fekkante ni rek da cee basé wu dina doon erreur am ba ca njëkk ci 4 pièces yi bokk na ci lu mu gëm boppam physiquement maanaam daal physiquement il se croit trop fort que ku muy dajee rek day jàpp ni moom moo la ëpp fugg. xale la moo tax waaw moo la gën a doon jeune moo la gën a costaud loolu nag nekk na loo xamante ni gaa baax na mais bu fekkante ni da koo mettre en avant ci digganteem ak Tyson 2 bu moytuwul rek dina am benn surprise waaye yemul foofu Franc dafa nekk nit boo xamante ni dafay miser lool ci li nga xamante ni moom moo di compétitivité bi ndax mi ngi continuer di bëre mi ngi continuer di daan waaw mi ngi continuer di bëre di continuer di daan bu jàppee ni daal moom ku mu dajeel daan la rek loolu mën na nekk loo xamante ni du doon avantage am ci diggante Tyson ak 2 ba ca topp muy côté technique certes que prouvé na bu baax a baax ci côté technique waaye bu jàppee ni moom moo gën a technique Tyson 2 dina nekk erreur ci côté am ndax c'est pas parce que ni da ngay prouver rek que ni ku ñëw rek yaa ko gën a technique nit ki faaw nga koy bàyyi xel des fois ba ca mujj nag ci li nga xamante ni moo di piège yi ndax Tyson 2 ak Goro Sock tasante woon nañu bañ tasantee nag ñu daal di def recours ci CNG bi jël victoire bi daal di koy jox Tyson 2 alors que moom ak Goro Sock saa su nekk ñooy entraînement wondoo donc tey jii mu gagné Tyson 2 ñëw rek ni damay venger wu Goro Sock sama xarit bëgg daan Tyson 2 kut ko kut doon dina nekk loo xamante ni tamit mën na nekk entrave pour mu daal di gagner Tyson 2 donc daal ñeenti yëpp nga xamante ni Franc da koy doxee di ko waxee saa su nekk mën na ko ralentir tuuti te xam ne Tyson 2 du n'importe qui. Tyson 2 du n'importe qui ndaanaan la xale la boo xamante ne ni Amina Ndiaye borom pokaari la ñu ko doon woowee bu jugee waa Ndayane dañuy jug waa Pikine dañuy jug te xale la boo xamante ne ni bëre ba rek Amina. leneen la waxutuma la cas ba ak caaj bi nga xamante ne mi ngi ci biir géew bi waaye mi ngi bëree xale boo xamante ne nii xale bu jar a bàyyi xel la ci làmb ndaxte 9 combats wala 10 victoire 10 combats 10 victoire bëreegul ci ay ndaw yu ko fi def suñu làmb daal di ñëw ak ñun Amina Ndiaye ci séance de violence yi nga xamante ne nii ñu ngi koy faral di gis ci biir face to face yi mu am benn mesure boo xamante ne nii CNG bi mu ngi koy jël maanaam face to face dootul am fii ak ay force de l'ordre taxawuñu ba noppi kenn dootu ko def guddi bëccëg lañu koy def. des scènes de violence yoo xamante ne dañoo tàmbalee di ko ràññee ci li nga xamante ni moo di face to face bi gis nañ ñu Modou Lo Ama Baldé ne mu fa demee Tapha Tine Boy Niang 2 ne mu fa demee te lii nii bu ñu gaawul jël ci ay dispositif ya ca war gëm naa ni day continuer ndax lamb moom àndul ak violence ba tax na nag CNG mi ngi imposer bu baax a baax li nga xamante ni moom moo di forte présence des forces de l'ordre maanaam daal takk der yu baree bari ca bërëb ba nga xamante ni fa la ñuy amalee face to face bi waaye tamit posé nañu pourquoi pas des face to face yoo xamante ni dañ koy def en plein jour maanaam au lieu que ñuy jël guddi doon ko def nit ñi di déplacer wu bruit bi du bari ak ñuy gën a nekk en danger pourquoi pas ñu daal di koy def ci jantu mam yàlla bi sécurité bi toog bu ko defee daal ku ci nekk la nga def dinañ ko xam te ku ci nekk dinañ la mën a contrôler bu boobaa violence bi wàññeeku. Amina Ndiaye face to face mën nañ koo amal heure bu nekk mën nañ koo amal fu ne ci kaw ñaari mbëri di sensibiliser seen ay supporters di leen xamal ni que bu ñu leen woowee pour jox leen avance ñoom rek kay dem ak seen ménager benn supporter du leen topp mosoo gis mbër buy jëli avance yóbbaale ñaari kaar amul fenn bu ñu leen woowee ñu war a jàkkaarloo war a waxtaan war a jaay seen combat nañu ñëw ñoom ak seen ménager ñu ñëw jaay seen combat waaye du duñ leen woo ci ay place u jàmbur ngeen ñëw ci ay studio jàmbur yàqati ko tojate ko toj ay oto ba pare dem seen yoon après ngeen ne ngeen bëgg làmb jëm kanam wala ngeen bëgg ñu ne làmb sport la boo xamante ne sport bu war a développé la loolu développé la wu ko nañ ñu taxaw ñu sensibiliser suñu ay supporters wax ak ñoom parce que xale yi bu ñu waxee ak ñoom rek ñu déglu ñu ba tey démb ci journal bi di suñu làmb gisoon nañu ñu ne suñu papa Double Less dafa feebar tey tamit ñu ñuy yëgal ni dëgg la feebar la waaye ay doomam Amina bàyyiwuñ ko benn yoon fa même bàyyiwuñ ko benn yoon waaye kii di Balla Gaye numéro 2 kii di Sa Thiès
lépp lu ñu mën ñu ngi koy def ngir taxawu seen waajur bu góor ngir suñu borom fëgg boppam mu jóg. Omar démb li journal bi bind mooy Ngouda Beye ak Pape Faye suma juumul lañu woon ñu daal di wax loolu ci journalu suñu làmb que ni suñu papa Double Less dafa feebar ba wax bi sax daanaka mënu ko ba tax na ñoo ngi doon waxaat lekk ni autorité yi war nañ ko gëstu ndax bu dul dara sax gañe na fi façon waaw trophée bu nekk indi na ko fii nii ci réew mu Sénégal donc dafa nekk nit yoo xamante ni dañu leen a war di leen delloo njukkal ca ba ñuy dund au lieu que ñuy xaar ba ñu génn àdduna ñu koy def seen ginnaaw ba tax na newoon nañu benn doomu bu jigéen demoon na ca diwaanu Kër Massar ngir taxawu ko wala Balla Gaye 2 li nañ naan nag doom bu màggee rek jëriñ waajuram Balla Gaye 2 ak Sa Thiès daal di nañuy def prise en charge ci lépp loo xamante ne waajuram bi da koy soxla muy ci côté hôpital ak lépp lu mu mënti doom ñoom ñaar daal di nañuy taxaw tembe prendre en charge ki nga xamante ne moom moo di seen waajur bu góor donc soxlawul muy taxaw di tàllal kenn loxo taxawul ñu naan dafa soxla ndimbal wala sekk c'est-à-dire Balla Gaye 2 mën na ko macha allah Sa Thiès mën na ko nee nañu seen waajur bu góor ñoom ñoo koy prendre en charge te famille bi tamit daal dinay joxe ay assurance que ni kii nii di père Double Less mi ngi entre de bonnes mains. Amina, Balla Gaye numéro 2 bëri na ay nit yoo xamante ne nii bu ñu bëggee social ci moom la ñuy dem pour mu dimbali leen comme bu ñu nee papaam moo toll ci jamono am jagadi boo xamante ne dal na ko nañ seen xel suñu xel mën na cee dal ndaxte doomam la te nekk na koo xamante ne nii yar na ko ci ni mu ko war a yaree. Bombardier le B52 de Mbour moo yëkkati ay kàddoom Amina Ndiaye ci digganteem ak Balla Gaye numéro 2 mu war a am le 31 juillet mu nekk combat boo xamante ne ni li mu ci wax lenn la. lépp lu ma ci mën pour am ndam dina ko ci def. nee na dem na ci ba jeex je suis à fond dem naa ci ba jeex tàkk sama diggante ak Balla Gaye 2 incha allah 31 juillet donc dafa nekk combat boo xamante ni daal mu nekk combat bu mu jëlee à la légère jàpp na ni combat bi demande sociale la nit ñee ko soxla waaye jàpp na ni tamit combat bi nekk na combat boo xamante ni ñoom ñaar ñëpp dañ cee war a mën a joxe lu ñu mën ba tax na moom nag moom mayewut yotaa Bombardier mi ngi koy waaj bu baax a baax a baax. laaj nañu koy tamit ndax ci jour boobu noonu le roi des arènes Yaxya Jóob Yékini ndax dina ñëw Mbuur Amina te nekk na ñaar ñoo xamante ne nii keroog gis nañu Yékini def sortie nee na mi ngi ñaanal Bombardier le meilleur parce que am nañ benn projet boo xamante ne nii c'est pour le futur. waaw nee na dina fa teew bu soobee yàlla te dina fa teew ngir moom dina fa ñëw ngir moom ndax bu dul dara sax ñoom ñaar dañoo nekk ci yoon boo xamante ni dafa am lu ñuy mbëbët donc daal nañ fa xaarane Yaxya Jóob Yékini. laaj nañ ko fan lay dem préparer combat bi ak naka la koy préparer pour le 31 juillet ndaxte nag li ci des moom Amina bareetul ndax weer ak ay semaine rek ci moom moo des ci boobee préparation. comme ni nga ko waxee rek nee na day sant yàlla rek di ñaan yàlla may ko gudd fan ak wér bu yaram bu mu mën a xëyee saa su nekk di waajal li nga xamante ni moom moo di combat bi contre Balla Gaye 2 waaye nag moom ak stafam ñoo ngi ci lépp loo xamante ni moo ci war rek dinañ ko ci def. ku ne xam na ni waroon naa bëre ci fan yii ñu weesu combat MMA mais moom moo amoon blessure ba tax na bëreewul. mu nekk loo xamante ne nii lu amam solo la waaye nag journal bi laaj nañ ko ci parce que nag combat la boo xamante ne nii yaakaar nañu ni c'est pour bientôt mu dem compétir ci MMA. waaw signé na contrat ba pare ci MMA bi waaye nag jamono ji daf cee defoon benn stand-by bu ndaw ginnaaw ba mu amee woon benn lu ko daboon lu ndaw ba ñu annulé woon li nga xamante ne moom moo di combat am ak champion bi mu waroon a àndal mais actuellement daal ba tey mi ngi sous contrat ci li nga xamante ni moom moo di MMA bi donte sax da koo mettre en stand-by ba mois d'août ak septembre incha allah. message bi nga xamante ne ni sant nañ ko ngir mu lancer ko ñi nga xamante ne ni Amina ñoom ñooy jeunes lutteurs yi nekk ci làmb ji jël làmb def ko métier jël làmb def ko passion bëgg ko lool. Omar sacrifice la leen wax nee na ñu sacrifier bu baax a baax li nga xamante ni ci moom la ñu bëgg faaw dafa laaj ay sacrifice yoo xamante ni faaw ñu def ko ci donc boo nekkee ci yoon lépp loo xamante ni daal làmb moom la laaj def ko ñu liggéey bu baax a baax travail dire comme ni ko suñu papa Wade doon waxee toujours travailler encore travailler et beaucoup travailler loolu lay sant lutteurs yu ndaw yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci ginnaaw. yaakaar naa ne Amina nekk na loo xamante ne nii lu am solo la waaye lii nag moom mooy top 5 meilleurs lutteurs simples yi ñu daal di ciy fësal ay champion ku ci mel ni Doudou Sané fësal nañ ko ci ku ci mel ni Obali fësal nañ ko ci Serigne Ndiaye numéro 2 fësal nañ ko ci fësal nañ ci Ngane Sène waaye fësal nañ ci itamit Franc ñu nekk ñoo xamante ne Amina ku ci nekk rek boo defee sa benn sortie
dinañ yëg ni diw wàccoon na ci mbapat bi ndax champion nga ndaanaan. comme ni nga ko waxee rek dañoo daal di jël ñi nga xamante ne ñoo di top 5 meilleurs lutteurs en lutte simple ba tax na bañ ci fësalee kii nii di Doudou Sané 7 gala yoo xamante ni nag daal di koy remporté ci valeur 3 660 000 francs CFA. Ibou Ndiaye ñu gën koo xam ci turu Obali 6 gala yoo xamante ni remporté na ko nekk meilleur à l'intérieur du pays avec 2 25 000 francs CFA yu mu ci récolté. Serigne Ndiaye 2 tamit daal di nay remporté lu toll ci 5 gala daal di ci gagné lu toll ci 6 140 000 francs CFA ku ci mel ni Ngagne Sène 5 la daal di remporté moom tamit 5 gala 3 950 000 francs CFA la daal di jot ci gala yooyee. Franc mi war a tasante ak Tyson 2 5 gala remporté avec 6 800 000 francs CFA top 5 baa ngooy. am na solo Amina Ndiaye général Malika bëgg-bëggam yëpp nag mooy bëgg bëre ak ki nga xamante ne ni moom moo daan ci diggante Franc ak Tyson 2 yaakaar naa ne nag Amina ñaan ñooñu ku ci daan war ngaa mën a bëre ak général Malika parce que nag xale la te seen moroom la champion la comme moom comme ñoom bu ñu ko jëlee war na bu ñu ko jëlul war na bu ñu génnee ci seen combat ak jàmm. buñ ko jëlee war na buñ ko jëlul war na en tout cas daal moom mi ngi toog di croiser les bras xaar diggante Tyson 2 ak Franc kan moo ci doon vainqueur pour ñu mën a dajee ak moom te gëm naa ni combat boobu tamit am na amateur yu ko bëgg te di ko laaj. am na solo Amina Ndiaye yaakaar naa ni leerale tey loolu rek la woon. waaw Amar bëgg la rek di bëggee mbokk internet Lutte TV yi ñuy suivre saa su nekk di leen jaajëfal jox leen dig daje wu suba ak jàmm incha allah. képp koo xamante ne ni Lamine mi ngi lay nuyu ak Boucar ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal te di leen jox dig daje ba suba ak jàmm incha allah. seeni mbokk ak seeni njaboot dañu tàmm di leen yónnee xaalis application TapTap Send mooy solution bi lu ko dalee Europe ba fii nga yónnee xaalis frais fixe yi €1 dong la fii ci Sénégal ngeen jot xaalis bi directement ci seen kalpe Orange Money te doo fay benn frais ci retrait bi ak TapTap Send soxlaatul kenn di déplacé wu seeni mbokk dañ leen di yónnee xaalis depuis France Italie Espagne Allemagne Hollande Belgique tëdd ci seen canapé jël seen téléphone ak application TapTap Send yónnee leen xaalis bi ngeen jot ko ci seen kalpe Orange Money jërëjëf TapTap Send. soo téléchargé application bii di TapTap Send dinañ la may €10 ak code promo Lutte TV.